waaw jërëjëf coach waaw comme ni nga ko waxee yeneen loowu brebis la donc la toute blanche là moom bon buñ koy présenter rek dañ naan mooy seexu jackpot. voilà jackpot bu ñoom Papi Dieye donc di profito di leen ñaanal yàlla yóbbu seen yóbbu ayu éleveurs yëpp donc barkeel lim fa bàyyi voilà kii moom mooy jumelam voilà léegi kii doomu challenger la yaayam di deuxième dame doomu Subeeru deuxième dame aussi bëri nañu ko miin ci élevage kële aussi bokk na ci xar yi nga xam ni aussi yi fi juddoo donc yi ci gën a mag kële ci ginnaaw mooy borom robe bu borom teg bu noir bi voilà moom yaayam doomu Ziat la papa ji surtout Batling moom ak benn doomu First Choice ñoom ñoo jur espoir bële voilà mooy xar bi am los bu marron bi bon nopp bu marron je dirais sax plutôt voilà voilà mook kii nii aussi dañuy doog a taawlu quoi mook borom robe bu noir bi. Pape Malick ñu ngi lay nuyuwaat di la ziar di am mbégte yendu bi neex na trop nga yore nag commission boo xamante ni mën naa ne mooy association parce que kenn ku ci nekk xam na ni tey adduna dox na dox goo xamante ni si su fekkente ni communication absenté na fa dara doxatul donc yow yàlla def tey ñu jël loolu nga xamante ne si moom mooy communication bi daal di la koy dénk ci Red Pel naka la communication bi di doxee fii. waaw macha allah coach ñu ngi lay nuyu di nuyu grand Lune Mbaye di rafetlu seen teewaay fii di nuyu axlu élevage yëpp ak internet yi ñuy seetaan yëpp waaw communication bi moom wax dëgg yàlla méttiwul parce que communication moom gëm naa ni bu jàllul rek dara du jàll ci lépp loo xam ni nit moo ngi koy yëngu surtout fii ci élevage ñun nag ñu ngi ciy jéem ak commission bi ñu nu àndal surtout ak njàppandalu président aussi ak membre yëpp ñoo ngi ciy jàpp bu baax a baax ci communication bi lépp lu ci war ñoo ñu koy jox buñ ko laajee buñ ko laajul yëpp ku ne daal da ci jàpp waaw parce que damay wax ni association bi moom travail équipe la quoi nekkul travail benn personne rek équipe la kenn ku nekk looy def di nga ci diisoo ak sa morom nit ñi tamit bu ñu amee seen xalaat dinañ la woon ne la est-ce que boo defee nii bu ko defee ñu jël lépp def ko moo tax mu xaw a yomb ci ñun tuuti mais nekk na loo xam ne lu metti la mais mettiwul ci ñun parce que ñu nekk suñu ginnaaw ñoo ngi ciy jàppale bu baax a baax macha allah wax dëgg yàlla macha allah. voilà jërëjëf kon nag mi ngi noonu élevage yu président lan nga ma ci mën a jàngatal. waaw macha allah non vision rek moom président moom dafa am vision wax dëgg yàlla boo sànq bi mu lay expliqué bergerie du futur bi ñu bëri comprendre ñu woon mais tey jii ku ñëw di nga xam ni kii lii moo taxoon mu ni bergerie du futur. ñun vision boo xamante ne waaw kay dans l'avenir ba léegi nii suñuy waxtaan ak moom li mu bëgg sax amagu ko li mu bëgg nii amagu ko. waaw kay waay moom xar mu diis moom. waaw parce que xam nga xar yi moom wax dëgg yàlla passion bi mu ngi ci. mais dafa war a am finition njeexital dafa war a am parce que xar yi wax dëgg yàlla bu ñu waree am benn poids bi am benn dayo bi dañ leen a war a jëfandikoo comme faaleen yi mel ni moom moo tax nag muy liggéey ci dayo bi nga xam ne xar day am benn 5 mois xam nga di peser poids boo xam ne wax dëgg yàlla xar yi am 3 ans suñu xaru local yi ñoom ñoo ko daan def léegi muy liggéey ci loolu ba nga xam ni mboote day juddu nga xam ni kii bu defee 4 mois sax di nga ci am ndawal yow di nga ci bëgg moo ngi koy def à part teewul tamit mu ngi def élevage passion bi ñuy def mooy laadum yi te ñoom ku fi ñëw di nga xam ni kii fawul mu ngi liggéey wax dëgg yàlla parce que fi élevage jëm ëllëg moom tàmbali na ko bu yàgg te man damay wax ne sax est-ce que soññu woon gars yi pour ñu jëm foofu xam nga daan na ci communiquer bu yàgg gars yi gëmuñu ko woon mais bu ñu demee ba ci kanam dinañ xam ne li mu doon wax dëgg la waaw lii nii jubluwaay bi lii la waaw. jërëjëf coach donc jeune Mali ñoo nekk nii. voilà daanaka mën naa ni Sami moo jur 4 jeunes Mali donc bu weex tàll bii nii bon ñett yu weex tàll lañ nag mais bu weex tàll bële donc moom moo ci doomu Jeego yaayam nekk doomu Roi Saloum voilà kële doomu First Choice bi moo ko jur ak Sami robe bu noir bi kii aussi yaayam doomu update la beneen robe bu noir bi voilà bi nga xam dafa xaw a ñebe donc yaayam doomu update la beneen bu weex bële gën a nekk xale boobu seexu jackpot bi moo ko jur ak Sami donc kii benn sëtu Bachir ak Nefertiti voilà moom moo ko jur ak Sami mooy jeune mâle bu weex bi nga xam moom moo ëpp corne. macha allah. président gis nañu ne production bi dafa rafet nga am ay brebis yu extraordinaire ñu bëggoon xam nga rek
foog ñu dañ kumpa nag xam ci yan maal ngay liggéey nga njëkk maa génneel nag benn champion macha allah imposant vraiment bu rafet très équilibré ma bàyyi la nga présenté ma ko. waaw jaajëf coach donc kii mooy Idi donc nekk doomu update yaayam nekk sëtu Bitar voilà moom fuñ ko génnee rek damay sawar a wax ci ndax élevage laadum dafa baaxoo teraanga voilà dafa baaxoo teraanga xar bi ngay gis nii dañ ma mayoon croisement ci bërëb yi mu juddule ko voilà sama benn grand bu baax bu nekk Anne Maris nekkoon sama dëkkandoo grand Moustapha Mbaw voilà moom moo ma joxoon yaayam yàlla dogal ma bëggoon yaayam di ko ci topp 1 an et demi pour mu jaay ma ko mu ne ma mënuma la ko jaay parce que xar mi patrimoine la parce que moom la njëkk am ci xar kii yaay ji bi mu koy jur am na 12 ans voilà donc mu ne ma nag léegi comme xar bi du ma la ko jaay dama la koy jox nga am si doom si la ma ko jox ma teg ko si update donc maal bi Idi juddoo ci mu tuddee ko rakam voilà rakam bu ñuy wax Idi donc moom it nekk suma waay voilà donc moom je pense que 20 avril bii di ñëw incha allah 2022 ci lay am 3 ans voilà donc moom fii la juddoo moom nag commencé gul am fii ay doom parce que dama ko joxe woon Rufisque suma benn xarit bu ñuy wax Khalifa Gueye voilà donc moom it may profité di ko ci sant di ko ci gërëm ndax vraiment xar bi su amul woon toppatoo du yegg fii mu yegg voilà donc ci moom la nekkoon je pense bi muy am ay 17 mois la ko récupéré donc ba récemment la ñibbi si waat si bergerie bi mais avant muy dem si moom jaaroon na ci Khadim Thiam V2K voilà donc foofu moom am na fa ay doom yu doy waar voilà donc Khadim am na ci ay doom mais man mu ngi doog a ñëw ci man donc pour commencer liggéey. président lii laa bëgg nga expliquer ma quoi. mais président yi mooy yan. waaw coach bi xam nga lii moom bokk na ci li nga xam ni soxla soleil voilà donc moo tax bi ñuy déplacer xar yi dina indi si bergerie bi vraiment xalaat nañ ci ñun ak suñuy xarit voilà xar yi ci yan condition voilà comme am nañu espace macha allah voilà parce que bergerie bi maa ngi ko construire sur 1200 mètres carrés voilà ma ni voilà dinaa xalaat daal xar yi ci yan condition laa leen di mettre ba nga xam ne dinañu nekk à l'aise voilà dinañu nekk à l'aise donc ci la ñu inspiré woo lii nga xam ni dañ ko def muy coulissé nga xam ni soo xëccee rek dafay fermé voilà léegi soo xëyee rek su soleil amee da ngay xëccaat mu ubbeeku voilà tout le temps naaj bi daf leen di tiim quoi. maanaam lii mooy élevage moderne. bon mënu ma ko tuddee élevage moderne parce que tamit lii c'est une bergerie tout à fait moderne parce que lii tamit gars yi xalaatuñ ko et ça c'est très important. bon xam nga élevage laadum moom ku ci nekk ak sa ay goût rek voilà parce que tey gis nañ fi bergerie yoo xam ni voilà macha allah nit ñi dañ koy décorer ba mu rafet mais man dama jàpp ni man gis-gis bi ma am ci élevage en général sooy defar gétt da nga war a njëkk a xalaat xar yi voilà parce que yow mi moom xar yi sax doo fa nekk 24 heures sur 24 donc xar yi ñoo fi nekk 24 heures sur 24 voilà mais souvent damay gis ñi am na ñoo xam ne suñuy defar gétt voilà seen confort li ñuy njëkk a xool ak confort visiteurs yi voilà alors que dañuy fàtte xar yi voilà donc man nag li may njëkk a jiital moom mooy xar yi voilà environnement bi surtout fi ñu war a nekk voilà espace bi donc dama koy aménager de telle sorte ba nga xam ne parce que boo xoolee configuration gétt gi di nga gis ni voilà macha allah man su may box yi am na ci yoo xam ne 10 mètres lañu sur 5 voilà am na ci 4 box yoo xam ni voilà noonu la ñu bindoo donc box yi rëy na te terewul dese naa espace bu bëree bëri voilà donc espace am na noo koy utiliser rek voilà daf lay jëriñ voilà ci occupation bi ba pare aussi xar yi dañuy nekk à l'aise. merci beaucoup. jërëjëf kon ba tey ñu continuer tamit ci présentation wu géniteurs yu mu ngi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir kër gi ñu gisaat beneen maal bu rafet macha allah waaw. dafa bëgg loxo trop xar bi dafa bëgg loxo. ay ci ñu bàyyi nga présenté ñu ko.
waaw kii mooy Diego voilà moom laa la doon wax sànq moom maa ngi ko jëlee aussi ci suma benn wóllëre bu ñuy wax Moussa Ngom moom moo ko juddule nekk Yaraax yaayam nekk doomu Kutaay nekk doomu Maktoum papa ji su ma la ko mënee résumer donc dañu jël ñaa bi nekkoon ci Moustapha Anne voilà ñaa doomu Tyson Junior moom lañ jël teg ko ci benn doomu Bosco doomu Bosco boo xam ne yaayam doomu Birima la voilà ñu jur benn mâle bu ñuy wax Nuuru je pense que waa Tëngéej xam nañ ko parce que nekkoon na fa vice champion voilà Nuuru boobu moom moo croisé benn sëtu Castro direct voilà papaam tudd Bourba donc ci la Bourba croisé doomu Kutaay boobu moom mu juddu moom nag daanaka mu ngi bientôt ma am ay produits am amoon naa ay produits am sax mais ay góor la ñu woon parce que bi ma ko jëlee ci Moussa yaakaar naa c'était en 2020 voilà début 2020 donc dama ko joxoon 2 ou 3 brebis après ma jox ko Khadim Thiam suma xarit Khadim Thiam donc moom moo ci gën a liggéey donc présentement moom moo ma si ëpp ay produits mais man mu ngi commencé liggéey ci man actuellement nii donc bientôt war naa am ay doomam incha allah. actuellement nii kon xar yi porté nañ ko ba pare. waaw effectivement moom moo def un grand tour quand même. voilà parce que avant nag parce que xam nga dama liggéey ci maal yu bëri. am na maal yoo xam ni fekkoo leen fii par exemple Samy doomu First Choice. moom it liggéey naa ci liggéey bu yaatu donc am na tëng yu ma génnee sànq moom moo leen jur jeune maal yi ma la génneel. moom moo leen jur. voilà donc actuellement si moom parce que man noonu laay liggéeyee. en général ñaari maal laay yor sama gétt. bon voilà ñuy liggéey mais kenn ki laay maximiser c'est-à-dire kenn ki laay jox mu def un grand tour voilà ci laay xam potentiel am voilà moom potentiel bi muy indi ak potentiel bi nga xam ne moom la famille yi di indi voilà keneen ki peut-être dinaa ko jox quelques brebis rek voilà dinaa ko mais après dama siy liggéey voilà c'est ça. En tout cas il est très beau c'est un très beau sujet ñu ngi lay féliciter parce que tamit ni ma comprendre liggéey bi dafa mel ni da ngay calculer lu bari bari. waaw xam nga élevage laadum moom bon du ma ni sax calcul romb na calcul voilà ñun éleveur laadum yi waxuma la dara bu ñu tëddee sax voilà ñu ngi xalaat ci croisement parce que croisement ci élevage laadum parce que élevage de sélection la ñuy def voilà dañuy yokk performance su xar donc xar nag pour yokk performance am dafa bëri ay paramètres voilà parce que war nga xalaat génétique bi war nga xalaat phénotype bi voilà donc voilà yooyu yëpp soo ko maîtriser wul voilà pour nga réussir ay croisement du yomb parce que xar voilà mën nga yaakaar ci moom génotype bii parce que laadum suppu kànja la comme ni ñu koy waxee voilà tey xar bi mën na nekk par exemple doomu diw wala siti diw ngay xaar ci moom hauteur du la ko jural voilà donc yooyu yëpp day am voilà moo tax c'est quelque chose man waxuma sax lu compliqué mais c'est très complexe voilà moo tax dañuy góorgóorlu rek non du loolu voilà man bokkuma ci éleveurs yi gëm ni 1+1 égale 2 ci élevage laadum voilà parce que voilà 1+1 bu fekkoon ne égal à 2 chaque jour gars yi dañuy voilà liggéey ay xar yu extraordinaire alors que c'est pas le cas quoi bon bien vrai que nag élevage laadum amul tànki ginnaaw tànki kanam la am donc ci wàllu mensuration ñu ngi ci avancé bu baax a baax. beneen champion ngi nii encore ah moom tamit il est très très beau macha allah mais nag très agité. waaw bon xam nga moom nag dafa xaw a fiir quoi donc amul woon habitude di fi nekk ak ay mal moom mooy ndukumaan voilà nekk doomu update moom aussi fi la juddoo yaayam nekk doomu All Black voilà maamam laa la doon wax ni moom moo ñi fi juddoo moom moo fi gën a yàgg actuellement nii voilà mooy xar bi nga xam ne ñaari doomu Birame Ndiémé mi ñoo ko jur donc moom laa tegoon ci All Black mu jur yaayam moo yaayam malheureusement daf ko doon jur rakam daanu voilà moom aussi si géniteur am na fi d'ailleurs am na fi quelques doom voilà moom aussi si xar yi nga xam ne am naa si yaakaar continuer suma liggéey ci la bokk quoi benn ci génotype ak ci phénotype voilà. Macha Allah. Donc président en tout cas la fête laa ko mën a tëddee parce que journée bi nekk na journée boo xamante ne c'est une journée très pleine et très riche président Khadim
Fall dañ ko xamoon mu nekk un jeune boo xamante ne ñu ràññee ko bu baax a baax ci élevage laadum mais surtout nag ci diwaanu Dakar jëmmi jamono ñu dégg président Khadim fi nga xamante ne moo di diwaanu Tivaouane bi ñu gëstoo ñu xam ne dafa dellu ci suufu maamam dafa dellu ci cosaanam dafa dellu ci aadaam dafa dellu fi nga xamante ne foofa la fekk baax nga ñëw fi vraiment def fi liggéey bu am solo vraiment bergerie bu moderne vraiment di fi def liggéey boo xamante ne wax dëgg yàlla bu ñu ñëwuloon ba fii tey bu ñu ko nettalee mën naa am duñ ko comprendre kon nag loolu dañu la ci félicité bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla dogal nag tey yow yaay président wu REPPEL bu Tivaouane en remplacement du président Assane Ndiaye. naka la mbir moomu tëddee da ngeen dem assemblée générale wala nan la demee daal parce que tamit dañuy xëy di tig au tag rek ñu ne tag Tivaouane changé na président c'est Khadim Thiam dugal ñu ci loolu tuuti. waaw jërëjëf coach donc li nga wax am na solo ndax ñun dañuy sawar di ci wax ndax soo ci waxul rek ñu bëri mën na lëndëm seen xel c'est vrai man Dakar la ñu ma xamee fa lañ ma miine mais man fii laa juddoo su may parents fii lañ juddoo su may maam fii lañ juddoo moo ku xam histoire u Xaali Amar Fall nga xam ni c'est depuis le 15e siècle voilà donc man su may maamaati maam donc fii la ñu cosaanoo fii la ñu dëkk xëy na nag depuis suma tendre enfance donc Dakar laa jàngee fa laa màggee fa laa yaroo terewul nag fu école musaan tëj ñëw naa fii ci tool yi donc xëy na Tivaouane moo tax génération bi nga xam ni xëy na nekkuñu ay mag trop xamuñu ma miinuñu ma voilà moo tax même bi ma ñëwee tey jiite association bi au début am na ñu bëree bëri ñoo xam ne comprendre ñu woon dañu jàpp ni voilà benn étranger moom moo ñëw voilà di leen jiite bergerie bii nag bi ma ko tàmbalee c'était en 2018 laa ko commencé woon mais comme yàlla dafa dogal ni man mënuma sori su may xar voilà mënuma woon am temps di ñëw fii régulièrement donc ci laa ko mettre en stand-by voilà ci 2021 bi ci laa ko yeggale indi xar yi parce que ku nekk xam na ni espace ci lay xar yi gën a nekk à l'aise pour yar mënoon naa ko def Ndakaaru parce que ku nekk ñu nekk doon nañ ma conseiller mën nga ko def ci comme ni ko ñu bëri di defee Mbaaw wala Kër Massar wala feneen mais dama jàpp ni déjà fii ci laa mën a gën a amee li ma soxla muy espace bu toll nii parce que tey lii ku ko bëggoon Ndakaaru di nga génnee xaalis bu bëri beneen bi aussi mooy que ni même ci accessibilité bi man pour man fii moo gën a accessible parce que man Maristes bi ma dëkk Dakar su ma fa jugee di ñëw fii en 1h15 ma yegg ma gaare alors que tey mun naa jugee Maristes bëgg a dem seeti suma xarit Birame Gueye wala keneen biir Kër Massar je peux faire 2 heures de temps donc fii c'est très accessible te yàlla dogal na aussi man bi ma ñëwee fii sax ci laa ëpp visite que bi may nekk Hann Maristes waaw voilà donc di wane ni rek donc élevage fenn sorewul voilà li am solo rek mooy nga nekk ci li nga war a nekk donc liggéey ay sujets yoo xam ni vraiment ku ko gis bëgg ko donc loolu rek moo am solo donc su ma ñëwaatee aussi ci jiital bi ñu jiital ci REPTEL ñun dañuy sawar di ci wax. ni ma koy waxee rek ñun suñu jiitee REPTEL donc dañuy sawar di ci wax li may wax nag tuuti nañu lool ci jox leçon qui que ce soit mais dafay baax nit ñi xam li xew ci suñu association ba nit ñi mën cee jànge ndax REPTEL président Assane Ndiaye daf ko jiite pendant 9 ans donc amatul lu muy prouver man à ma grande surprise mu ànd ak bureau bi mu àndaloon di liggéey ñëw ba ci sama bergerie ni ma ñun de gis nañu ni voilà bëgg nga élevage yu Tivaouane yàgg nga ci participer te jàpp nañ ni tey soo ñëwee bokk ci ñuy jiite association bi am nga loo ñu mën a apporter biñ ma ko waxee jële woon na ma kaw lool ndax wax dëgg yàlla xaaruma woon jiite association ndax ku ne xam na ne sama jot bariwul waaye nag ma waxtaan ci ak samay kilifa ambalee ko sama famille waxtaan ci ak
samay xarit yi nga xam ne ñoo ma gën a jige ci élevage ñu ni ma yaakaar dafa fort te le fait que ñu ñëw ba ci yow wax la lu mel noonu am nañu yaakaar ci yow donc ma nangul leen ko waaye nag ñoom du ñoom ñooy fal ndax ku ne xam na ni association l'assemblée est souveraine donc ñoom ñooy décider mais man jàpp naa ni en toute légitimité voilà parce que li ñu def benn c'est légal et c'est légitime parce que ku jiite association 9 ans amatuloo looy prouver yaakaar naa ni am nga sañ-sañu xool ñoo xam ne jàpp nga ni mën nañu yeggale sa liggéey voilà nga dem xooli leen man jàpp naa ni sax du man rek lañ ko defal mais bokk naa ci ñi nga xam ni voilà dem nañ seeti leen pour ñu ñëw jàpp ci liggéey bi donc ci laa leen ko nangul ñëw poser suma candidature voilà ñu dem ay élection donc ñu jiital ma li tax moo koy wax nag loolu dafa xaw a jafe tey waxuma sax ci élevage bi mais ci fépp foo jël ci kuréel yi moo xam ci politique la walla leneen nit ñi xamuñu bàyyi nit mu jiite rawatina koo xam ni sax xëy na amul leen relation yu jige trop président Assane Ndiaye c'est vrai que duñu fréquentante man ak moom mais man ak moom dañu joxante cër voilà nit la ku ma naw voilà amuñu aussi frontière ci affaire élevage donc dañuy partager d'ailleurs maa nekk président mais amul dara loo xam ne tey dinañ ko doxal ci association bi te duñ ko ànd souvent ñooy àndandoo ci cérémonie officielle yi lépp loo xam ne dañ koy dogal ci association bi dañ koy waxtaane voilà parce que ñun Tivaouane noonu la ñuy doxee voilà moo tax ma ne la dañuy sawar di ko wax ndax loolu yombul nit toog ci kuréel ba amatuloo loo prouver nga dem xooli koo xam ni parce que tey Assane mënoon na dem xool ci ñi ko gën a jige parce que tey même bureau sortant bi am na ci ñoo xam ni ay nitam lañ ñii mën naa ni sax ay booyam lañu voilà neew ci kenn ñëwal postuler Assane mën la ñëw ni ma su ma sañoon nga ñëw amaana sax def na ko ak ñeneen voilà donc loolu ñun duñuy sawar di ko wax joxewuñ ko nag comme ni ma ko waxee sànq waxuñu ko nag pour jox kenn leçon de morale mais yaakaar naa ni waaw c'est un exemple parce que association nit mënu ko jiite éternellement voilà man damay wax ni association ak lu mu mënti doon ci réew mi soxlawul sax ñu koy verrouiller dafa war a am rek éthique voilà nit tey mën na jiite association pendant des années mais saa yu demee ba gis na ni am na ku ko mën a remplacer rek pour man éthique am mu waratu koo may muy laajaat voilà donc loolu ñun Tivaouane donc ci loolu la ñuy doxee voilà bañ na ko ba tey lu ñu bañ a bokk ay position lu ñu bañ a bokk gis-gis du tere lépp lu am parfois dinañu am ay points yu wuute ci lu bëree bëri mais terewul dañuy toog waxtaane ko voilà waxtaane ko récemment am na ay jeunes yoo xam ni créé woon nañ seen benn groupe voilà ay éleveurs di ci waxtaan amuñu woon sax ambition créer association wala leneen mais dañu ñëw waxtaan ak ñun voilà ñu xamal leen ni leen association Tivaouane ñaari association xaju fii benn association moo fi war a am voilà maintenant ñun suñu jëmm yi amul solo tey bu ngeen jàppee ni niñ ko yoree c'est injuste dugg leen ci biir ngeen xeex ko voilà lu ngeen xalaat ni baaxul ngeen wax ko parce que man loolu laa jàpp ni mooy doxal mbir yi mais tey xaajaloo wala créer yeneen association multiplier ay association tey peut-être Dakar bëri na ay éleveurs mën na bëri ay association mais tey am na dëkk yoo xam ni voilà soxlawuñu xaajaloo donc Tivaouane ci dynamique boobu la ñuy dox voilà bi ñu demee aussi élection ma wax la lu extraordinaire ñun ci WhatsApp la ñu falee suñu bureau voilà parce que période du Covid bi la voilà donc tere rassemblement yi et tout ñu ni nañ créé suñu benn groupe WhatsApp voilà ma ciy profité ci di sant honorable député Cheikh Tidiane Diouf nga xam ne éleveur la nekk suñu biir am expérience voilà ñu jox ko mu piloté voilà mu fexe ba ñu am un bureau consensuel man noonu laa jàppee association nit ñi bu ñuy bëgg nit ñi di dem en compétition voilà nit ñi bu ñu fexee voilà nañuy waxtaan fexe ba am un bureau consensuel dina tax ba benn ressource du leen rëcc voilà parce que tey association bi di nga gis
Khadim wala sëñ Mansour voilà ñoom ñaar ñëpp ñu compétent voilà suñ leen bàyyee ñu dem compétition mais dañuy ñàkk benn ressource bi voilà donc association comme affaire u bénévolat la donc nit ñi nañuy encourager ay bureau consensuel voilà waxtaan ba nga xam ni lépp loo xam ni association bi am na ko ci ressources humaines voilà ñu fexe ba capitaliser ko donc loolu c'est très important te Tivaouane daf ci nekk exemple voilà ñun ci noonu la ñuy dox voilà man noonu lañ ma jiitalee ci kanamu association bi ba tey aw ma frontière ci benn éleveur Tivaouane boo ñëwee ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay du ñàkk nag comme li am ci association yëpp yenn saa yi du ñu bokk xalaat du ñu bokk gis-gis voilà mën nañu sax xuloo mën nañ jàppante mais après ñooy àndaat nekk benn doon benn say tey président Assane Ndiaye gis nga ko ñëw nañ Dakar fekk la fa voilà man ak moom amuñ mu rafet trop voilà donc ñun ci loolu la ñuy woo association élevage yëpp ak beneen leneen lu dul élevage sax voilà nit ñi nañu xam ni voilà affaire association affaire bénévolat la voilà di waxtaan. parce que damay faral di wax ni sunu mouvement yi c'est des mouvements de rencontre c'est des mouvements d'échange de waxtaan de diisoo et de sottante xalaat loolu mooy dëgg mooy li nga wax moom rek laay dëggal di wax ne que vraiment éleveurs yi wala association yi nañuy gën di waxtaan nañu privilégier li nga xamante ne si l'intérêt général mooy dialogue bi surtout l'intérêt général loolu moo ci ëpp solo donc loolu vraiment dama ci féliciter vraiment vivement ñi nga xamante ne moom mooy vraiment association Tivaouane bu baax mais président yombul parce que tamit sas la nga nekk jeune ba pare élevage bi ak fi mu toll organisation yi di kawe lool vraiment dimension yi nekk dimension yu international sax yàlla def tey yàlla jiital la nga nekk ci ki nga xamante ne tey moom la Tivaouane yaakaar pour mën a egg ci niveau boobu mu nekk sas bu diis mun nga ma jox tuuti rek sa feuille de route. waaw c'est vrai li nga wax dëgg la jiite moom yombul ak bu mu ci mënti doon yàlla dogal na nag am nañ tuuti expérience ci wàllu vie associative voilà doon na gën a metti parce que association yi ci bëri da ngay gis ni souvent ñi koy jiite li leen di gën a sonal mooy dañuy fal un bureau au complet mais la cay liggéey du bëri. mais ñun Tivaouane vraiment man depuis bi ma nekkee ak léegi am naa chance vraiment am ay ressources parce que ñi nga xam ne Assane Ndiaye ñoom la àndaloon di liggéey mën naa ni la pratiquement ñëpp ñu ngi waat ci bureau bi ba pare ñeneen ñëw dollee ko ci mooy ñoom ay sëñ Mansour ñoom Aliou Badou surtout côté administratif voilà loolu dafay gën a yombal suñu liggéey voilà vraiment aussi ñu ñëw aussi ñun ñëpp am ay xalaat. am ay innovation yoo xam ne bëgg nañ ko indi voilà parce que tey association bi vraiment ñu ngi dox jéego yu am solo la preuve bi ñu toogee ak léegi mën naa ni la yàggul parce que mois de juin passé la ça fait même pas 7 mois te mën naa ni la aujourd'hui li ñu am ci nouveau adhérent rek mat na 80 personnes voilà donc ñu ngi ci dynamique bu baax voilà ñëw nañu te loolu dañ ci àndaat en consensus ak même l'ancien bureau voilà parce que man damay wax ne affaire yi continuité la voilà parce que même assemblée bi la même éleveurs yi la même nit ñi la voilà suñu gisee ni lii moo ñu indil ay jafe-jafe dañ ciy waxtaanaat rek ba juboo donc rectifier donc ñu avancer am na yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy def wàllu alimentation ñu ngi ciy jouer rôle bu am solo am nañ yeneen projet yoo xam ne ñu ngi ñëw tabaski bii di ñëw bëgg nañ ci indi innovation parce que association yi amuñu habitude di organiser ay opération tabaski parce que tamit loolu suñu rôle la parce que tey ñun c'est vrai élevage laadum élevage yu sélection la élevage yu leneen ak leneen la comme niñ koy waxee prestige et tout mais bokk na ci tey ñu fexe ba autosuffisance en viande bi ñuy wax parce que tey ñun fu ñu foire dañuy woo autorités yi ñu ñëw toog woo ministère parce que ñooñu toogaluñ fi kenn ku dul askan bi te askan bi seen wàll ci suñu élevage ñun voilà mooy loolu fexe ba voilà tabaski ñu am ay xaru tabaski voilà fexe ba aussi ñuy am ndawal sax au quotidien bon xëy na processus boobu yeggaguñu ci voilà mais jàpp naa ne éleveur laadum yi war nañ ci jouer rôle bu am solo bon loolu nag ñu ngi ciy am njort bu rafet parce que bu ma déggee ñi ñu jiitee en l'occurrence la FENAFO wala RENADES voilà ñuy
fexe ba nu ñu defee laadum bi une race reconnue mu nekk une semence war a améliorer la race locale voilà loolu dañ ci am xel mu dal te liggéey boobu sax yaakaar naa ni ñun dañ ñu ci fekk ndax man depuis ba ma commencé yar donc dama mës a gëm ni la finalité de l'élevage c'est la consommation avant may nekk njiit man loolu laa mës a gëm dama gëm ni tey élevage finalité mooy consommation voilà c'est vrai ñun ñëpp am nañu passion am nañu esprit compétition engouement bi am ci élevage laadum voilà xar yi nga xam ne ñu ngi jar tey ay millions et tout mais nag bu ñu weesoo loolu lépp voilà li nga xam ne am na solo aussi ñu war ko boole ci suñu liggéey mooy fexe ba tey Sénégal ñuy lekk ndawal boo xam ni ay agneau la ñuy doon parce que moo am ci pays développé yi voilà tey laadum bi mën nañu permettre tey xar boo moo am xam un métis la sax wala un laadum voilà parce que dinañ yegg foo xam ni tey même le laadum pur sang voilà am na ci partie boo xam ni mooy li ñuy wax ci processus caractériser le laadum dinañ yegg foo xam ni laadum bi dañ koy catégoriser voilà catégorisation boobu dina ci am catégorie boo xam ni day dem à la consommation voilà loolu aussi si suñu combat la war a doon fexe ba réew mi di lekk ay agneau voilà ba pare aussi mu nekk xar yu rentable voilà ñëpp boucherie bi sax gis ci boppam ba mu répercuté wu sax ci askan bi parce que tey kuy lekk agneau wala leneen moom moo gën ci sa wérgu yaram voilà ka ngay lekk carcasse. jërëjëf mbokki téléspectateurs yi defe naa ni gis ngeen ne que champion bi am na feuille de route bu leer am na tableau de bord bu leer ndax li nga xamante ne moom la projeté ci ay programme ci li nga xamante ne moom mooy ni mu war a diriger association bi dal na xel ma gis ne nag président defe naa sax foofu la ñuy jeexalee émission bi ma gis ne nga nekk nag ci diggante ñaari élevage nga nekk ci diggante élevage laadum bi avec vraiment des sujets vraiment exceptionnels yoo xamante ne tey vraiment fépp fu mu taxaw ci élevage gars yi xam ne que vraiment champion moo liggéey mais également ma gis de l'autre côté bi ma duggee ci biir kër gi ma gis tamit nga dafa def beneen forme d'élevage mu nekk vraiment affaire boo xamante ne aussi bu professionnel la laadum yi d'un côté yeneen xar yi de l'autre côté ma bàyyi la nag ñu dem nga développer ma tuuti nag box yi nga xamante ne ñoom laa jël ci bunt bi nga wax ma ban objectif nga ci am ak fan nga jëm ak moom merci. sëñ bi yow yaay secrétaire généralu REDPEL bu Tivaouane defe naa ne kon am na leen tuuti rek loo ñu mën a wax tuuti ci seen association bi. waaw coach ñu ngi lay gërëm encore di nuyuwaat ñëpp di wax ne journée bi moom dafa war a neex c'est normal parce que yéen aussi kenn ku ne xam ne seen liggéey waaw lin man dama ko yàgg suivre macha allah yow moom kenn waxaalewu la te képp ku nekk éleveur di aspirer à être un bon éleveur dina fexe côtoyer la macha allah waaw association moom comme ni ñu ko xamee rek association REDPEL association la boo xamante ne mu ngi dox ay jéegoom te mu ngi góorgóorlu tamit si fànn yu bari te tey soo ñëwee Tivaouane xam naa tey di nga am opportunité def le tour gis ñenn éleveurs yi di nga xam ne le niveau est en train de changer gars yi ñu ngi liggéey ñu ngi laaxatu nag te ñuy invité de tout le monde suñu foire bi nga xamante ne mu ngi waaj ñëw au mois de mai waaw di commencer au 10/6 su ma juum ba 11/12 incha allah ku fa ñëw di nga xam ne REDPEL kat lii leen doon togg boobu ba tey di nuyu au passage président Assane Ndiaye mi nga xamante ne tey man su ma duggee si association bi yàlla ak moom la ndax dama fekk sama kër may xarantu manoon na xaw a bëgg xar naturellement mu ñëw ne ma Mansour tey ñun yéen la ñuy liggéeyal waa Tivaouane da doon rafet ñu gis leen si biir association bi ma ne ko lan la ñuy adhéré mu ne ma temps ma yëg di jox ko ne ko bés ni ki tey bokk naa te du ma yem si bokk mais incha allah damay ñëw jël des postes de responsabilité du nekkatul cadre sëriñ mais cadre humanité lay doon cadre jàpp sa li nga xamante ne moom la say mbokk di def di si yëngatoondoo di remercier tam président Khadim bu baax a baax lii nii tey yàlla xam na ne moom doon ko mën a am si man Tivaouane billaahi wallaahi taalaahi doomu aadama kenn mënu ko am si man damay bañ mais nit nag ñu la toll foo xam ne moomu doo sa bopp si moom waaw tey man dafa ma fekk sax maa ngi say mbir gisoo heure bi dama waroon fekk maa ngi nekk en réunion mu ne ma dañoo am émission boo xamante ne su ma soñoon nga teew ma ne ko incha allah dañuy def le maximum ba teew parce que lu ñu séq a tax te mu ngi ñuy jàppale goo xamante ne si wàllu élevage Tivaouane gëm naa ne d'ici peu de temps
résultat yi dina tombé incha allah bu soobee yàlla loolu daal mooy kàddu yu coach de ñaanal leen ko yàlla daal. président ñu bàyyi la nga présenter sujet yi nga xamante ne moom la ñu fekk nga daal di defar leen seeni box ci nga xamante ne mooy bunt bi. waaw jërëjëf coach bon ñu bëri nag dañu jàpp ni lii fii laa ko commencé man bi may def élevage man ci opération tabaski laa njëkkee d'ailleurs ci opération tabaski laa gisee laadum ba laadum impressionné ma ba mu dugg ci mais naturellement man dama yàgg bëgg xar voilà su may nettali su ma jaar ci xar nee naa man déjà au CM bi may jàng dama daan dajale sama argent de poche bi ñu ma daan jox takk suma biir voilà fexe ba am loo xam ni mun naa ko jëndee xar benn 40 000 wala 35 000 ma dem Seras jënd ko xar yóbbu ko suma kër xarit yi ñu ma koy yaral may jënd xont di fa yóbbu ba tabaski ñëw ma jaay ko donc man ci loolu laa commencé ba 2007 yàlla defee mu commencé liggéey voilà bu tabaski jotee voilà may def opération tabaski donc man foofu laa commencé ci élevage donc lii may def nii donc moom moo jiitu sax élevage laadum bi nga xam ni man maa ngi koy def tey moom laa la wax sànq man dama gëm ni élevage finalité bi lii la consommation lii ma def fii nag di def métissage parce que boo xoolee partie bii nii fi laay def métissage produire ay xaru tabaski de l'autre côté moo xam maal yi ñu yeew ni voilà beneen bi aussi laboratoire la parce que daf may permettre parce que sànq yaa ngi wax élevage professionnel c'est vrai que ñun nekk guñu ay professionnel ci li ñuy def mais ñu ngi jéem voilà parce que man damay jéem a am ay réponses par rapport ak yenn problématiques yi wala yenn questions yi nga xam ni souvent dina am ci suñu élevage parce que tey di nga gis koo xam ni daf naan ñu laadum bi mënul nekk xaru ndawal exemple voilà parce que am na race bouchère yu fi nekk yoo xam ni voilà mën nañ leen jëli bien vrai que man ànduma ci loolu ànduma ci wax jooju parce que tey ñun laadum la ñu moom laadum mooy suñu patrimoine sénégalais la laadum moo sant Sénégal voilà donc laadum la ñu am te man jàpp naa ni laadum bi mën na nekk xaru ndawal ndax moom mooy répondre ci suñuy réalité socio-culturelle moo tax tey boo ñëwee suma élevage da ngay gis dorpeur mu ngi na le un pur sang dorpeur mâle donc croisé naa ko ak ay xar donc gis nga résultat bi mu ma jox c'est vrai jox na ma ay xar yoo xam ni tey mun nañu compétir ak le métis laadum parce que am na fi ay xar yoo xam ni c'est des métis laadum tey xar bi nekk sa ginnaaw il a 14 mois yaayam bala mi la papam laadum la gis nga ko ni mu toll tey am na laadum yoo xam ne sax moom moo leen ëpp voilà te il a 14 mois kii rakam la ba tey papam laadum la yaayam bala mi la tey bii ngay gis nii cuulul bi papa ji moo nekk métis astafurla pur sang dorpeur yaayam nekk métisu laadum ak tulaabeer mais da ngay gis nii moom répondre ci suñuy réalité socio-culturelle parce que benn amagul genn bu gudd malgré demi-sang la amul béjjën ba pare dafa gàtt alors que tey ñun dafa am loo xam ni dañ ko taamu suñu xar dañ ko xam suñu xar tey ki nga xam ni dafay jënd xaru tabaski fii ci Sénégal dafa am xar bi paramètres yoo xam ne daf ko war a am dafa war a am béjjën dafa war a am genn bu jot dafa war a am yenn njoolaay yi te loolu je pense que ni suñu ko buggee am donc métissage laadum bi moo gën a gaaw voilà ba pare aussi suñu demee ci wàllu ndawal ma projeté wu un peu ci bijou ci boucherie man jàpp naa ne le laadum mën na compétir ak ñoom xam nga lu tax parce que fii Sénégal jaayuñu yàpp comme niñ koy jaayee bitim réew fii yàpp ak yax la ñuy jaay te man tey expérience yi may def damay abattre tey damay jël un métis par exemple de 8 mois mën na ma génneel 30 kilos de viande ou 35 kilos de viande un métis de 8 mois donc pour te dire que ni tey même tey la laadum
li ñuy wax naan mun nañ ci améliorer suñu race locale bi parce que tey soo demee si daral yi nga dem Seras wala feneen mais suñu wekkee xar yi mais poids yi ngay gis vraiment dama koy xeeb ay 12 kilos 15 kilos 18 kilos maximum te xar bi am 18 kilos en général dafay foq ñeent pour nga gis xar bu foqul ay 8 kilos lay doon 10 kilos 12 kilos maximum alors que tey le métis laadum à 8 mois mun nga ci génne 30 kilos de viande donc réponse la ci autosuffisance en viande bi donc fa la ñu war a jaaree parce que laadum bi la ñu am te moo gën a accessible tey jàpp naa ni élevage laadum fii mu toll nga xam ni ñun am nañu problème parce que tout simplement am nañu problème mu jaay loolu kenn du ko naatable te éleveur laadum yi ñu ci bari am nañ problème pour jaay voilà donte am na ñoo xam ne xëy na ñu ngi jaay seen xar ay millions et autres tey am na des milliers d'éleveurs ñooñu il faut ñu wutal leen porte de sortie voilà ñooñu bu leen tabaski di raw tey exemple yaa ngi fi du ñu jeex tey vieux sëy man jàpp naa ne li muy def en chiffre d'affaires ci tabaski tey bëri na éleveur laadum yoo xam ne ñu ngi ndamoo jaay ay millions mënuñu ko def un Omar Sow un Abou Kane donc ay exemple lañ voilà Siré Diakité voilà ak ñeneen donc pour wane ni rek loolu ñun nañ ko boole nañ ko intégrer parce que moom moo ñuy permettre ñu désengorger un peu suñu cheptel yi parce que kii di élevage laadum di élevage de sélection te kuy def sélection li nga xam ni tey wax dëgg yàlla bokkul ci sélection bi yoon bi gën a gaaw mooy consommation voilà te consommation Sénégal tey ba léegi dañuy jéggaani ndawal tey Mali mu ngi tëj ay frontière am ñu ngi commencé jaaxle naan ndawal dina manqué wala du manqué te loolu suñu ko liggéeyul tey ñaanuñu ko yàlla mën nañ am problème réew yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy ravitailler en ndawal tëj seen ay frontières xamuñu ñaata mois lay durer mun nañ dem ba am jafe-jafe donc loolu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci réew mi ñi ko mën en tout cas ñi ko mën nañ ci boole lii ñi nga xam ne mën nañ ko am nañ espace bi parce que lii mënu ma ko woon def à Dakar mais fii am naa espace bi dama koy def te lii suma mbébét sax du lii man tey suma objectif mooy su ma demee ba mën ko voilà tabaski day jot voilà ma ni par exemple 1000 têtes yii man maa ko produire pourquoi pas 5000 têtes su ma amee yenn éleveurs yu def comme man je pense que ni suñuy jéggaani ndawal aussi dootul bari ba pare mën nañ dem sax ba mu yegg ba ci boucherie man souvent dama koy wax nit ñi jàpp ni voilà damay waxantu mais dama ñu leen la laadu même parce que nit ñi dañ koy def man métis yi da ngay gis un boucher bu jugee Tivaouane day ñëw à 150 000 200 000 soo ko jaayee mu jënd ko te def siy génn voilà parce que tey 30 kilos de viande même soo ko doon jaay le kilo à 4 000 francs ça fait presque 200 000 voilà te loolu viande dañoo la voilà tey viande dañoo ñëpp xam nañ ni prix bi sax day dem au-delà de 100 000 francs voilà donc loolu rek lañ ci jublu parce que man loolu laa gëm voilà dama gëm ni tey ñun lii suñu ndam waxuma la sax en tant que éleveur mais en tant que njiit fexe ba éleveurs yi di mën a commercialiser seen kii parce que objectif bi mooy na nit ki am xaalis parce que tey li may wax toujours les jeunes éleveurs bul xool Masamba wala ma Demba mi ngay dégg mu ngi jaay million yow nga yor sa un jeune mâle bu juddoo si yow nga war ko mën a jaay à la tabaski 250 000 300 000 voilà ñu lay gëmloo mun nga si am ay millions mu toog fa di lekk sa poche ba à la longue yow mu romb ñaar ñetti tabaski nga mujjee ko jaay benn sa gétt day gën a bëri ay xar sa qualité sélection dafay baisser voilà ba pare yow da ngay perdre parce que li ñuy wax si business immobilisation parce que yow xar bi nga xam ne war nga ko mën a jaay jël xaalis bi mu indilaat la beneen comme nga bàyyi ko fi muy continuer di lekk sa poche loolu pertement la voilà donc éleveurs yi nga xam ni tey xëy na àgguñu ci fenn fi ci sélection suñu amee yenn qualité xar yi voilà nañ ciy sóoraale voilà nañuy sóoraale boucherie bi bu ma waxee boucherie mooy tabaski peut-être nag yeggaguñu sax foo xam ne dañuy jël le laadum voilà di ko rendi di ko yóbbu ci mais fa lañ jëm
ba pare aussi. am na ci xar yoo xam ne bu ñu juddoo da ngay xam ne que yii vraiment mën na dem daal ci li nga xamante ne si mooy ci wàllu boucherie bi daal. bien sûr te loolu mooy li may wax suñu avantage la tey tabaski ñaata milliards la ñuy wax ni moom mooy génn fii dem ci biti. voilà ñun loolu dañu war a xool nan lañ koy capter ba pare aussi daf ñuy permettre tey parce que tey bu bergerie yi désengorgé wu woon xar yi wàññeeku ci gétt yi mais ngooñ dina wàññeeku ripaas xëy na dina wàññeeku voilà ba pare aussi éleveurs yi aussi nañu commencé xalaat ci culture fourragère voilà ñun ñu ngi koy expérimenter voilà parce que élevage aussi li ci gën a am solo mooy alimentation bi parce que moom moo cher donc képp koo xam ne mën nga def culture fourragère am na solo voilà ndax moo gën a yomb fuuf ngooñ beeg yeneen yi te am na culture fourragère yoo xam ni soo koy def doo soxla trop de concentré voilà donc loolu aussi ñu bàyyi ko xel beneen bi aussi ma di ko bàyyiloo xel que ni élevage bii ñuy def nii ñu koy wax élevage intensif voilà yar bi nga xam moom la ñuy def ci biir kër yeeg wala nga jël espace réduit dugal fa xar yi moom mooy avenir u élevage Sénégal parce que tey boo jaaree fii ma dëkk nii nga jël yoon bi nga xam ne moom moo jël Touba Toul di nga gis ni tey tool yëpp ñu ngi koy clôturer nit ñi ñu ngi jënd hectares yi di ko clôturer di def beneen façon agriculture donc tool yooyu kenn mënatu ci sàmm donc sàmm dinañ dem ba ay at ci kanam yi di ñëw dootul yomb voilà donc dootul amati espace booy sàmmee donc càmm gi moo gën a wóor donc déjà présent lañ ko war a commencer préparer voilà am fooy defee culture fourragère parce que méttiwul tey soo amee benn 1000 mètres carrés wala 500 mètres carrés sax mun nga fa def culture fourragère boo xam ni parce que da ngay dagg mu saxaat rek nga jox jur gi voilà tey aussi bu fekkee da nga bëgg a def élevage intensif benn 1000 mètres carrés rek mun na doy pour nga def ko donc avenir u élevage bi ñu bàyyi ko xel élevage intensif bi la voilà yàqul dara nag ci li ñuy def man su ma nee tey élevage finalité am consommation la dégg-dégg la laaj parce que du tere dinañu am ay moutons de compétition dinañu am ay xar yoo xam ne génétiquement dañuy fort donc dañuy parce que moo am fépp tey boo demee Maroc seen sardi bi am nañ ay géniteurs bien vrai que élevage de prestige amaale na si di nga gis un géniteur sardi boo xam ne day jar xaalis bu bari soo demee bitim réew la même chose yàqul dara ci sélection bi ñuy def yàqul dara ci compétition bi ñuy def yàqul dara ci suñu amélioration mensuration yi ñuy def voilà mais ñu bàyyi xel ni lii bokk na ci yoon bi nga xam ni tey dinañu permettre tey voilà ñu jouer ñaari rôle mooy ñun dina tax ñu yokk suñu kom wàññi prix yi nga xam ni tey moom la ngooñ wala ripaas wala leneen di jar voilà ba pare ñu jëriñ suñu askan voilà parce que tey mënuñu toog di ndamoo élevage alors que amuñu lu ñuy participer donte xeebuñu ko parce que tabaski tey ku ne xam na ni laadum yi ñu ngi contribuer bu baax a baax voilà donc loolu mooy objectifu élevage bi. jërëjëf président Khadim defe naa ni lii rek nag lañ doon xaar ci yow. di la bàyyi rek nga joxe le mot de la fin te balaa ñuy tàggoo également nga wax ñu tamit seen foire bi ngeen di waajal le grand salon le salon international du laadum de Red Bell de Tivaouane tamit nga daal di ci dugg su ko defee ñu daal di joxante rendez-vous très bientôt. waaw jërëjëf coach donc man maa leen amal cant ak ngërëm maa ngi lay sant di la gërëm ci déplacement bi nga déplacé woo jóge Dakar ñëw ba fii seet suñu di santaale Alioune Mbaye mi nga àndal voilà nga xam ne moom moo nekk ci ginnaaw caméra bi moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm mu nekk suñu copain ndax ñoo bokk groupe du vendredi donc di profito di nuyu waale waa groupe du vendredi yëpp. voilà ci Bayna Touré. waaw ñoom Bayna moom sax waruma ko woon nuyu quoi waaw moom yaa ma gën a xam di nuyu Pape Gueye ñoom Xarim Thiam Pape Maguette Moustapha Kébé voilà nuyu gaa yëpp rek ku lim jum voilà donc di woo ñëpp ci suñu salon bi ñu war a amal incha allah du 7 au 15 mai 2022 bii ñu jëm en face préfecture donc ci terrain bi moom ñëpp min nañ ko fi Tivaouane di faral di defee foiram donc di ci woo éleveurs u Sénégal yëpp voilà ñu teel a ñëw rek voilà ñu def foire bu mucc ayib parce que ren vraiment am nañ ay innovation de taille waaw très sincèrement voilà ndax parrain bi benn muy éleveur bu mag yàlla aussi def mu am ay
xarit ci élevage bi ndax éleveurs yu mag yëpp daanaka ay wëllëreem lañ ñu ngi séntu éleveurs yu mag yëpp ci foiru Tivaouane bi donc di inviter tout le monde te élevage léegi moo bindoo noonu rawatina Tivaouane dafa namm foire parce que Covid bi moo fi jaar donc depuis 2019 ak léegi foiruñu voilà donc yaakaar naa def na 2 ans voilà donc di woo ñëpp rek ñu ñëw participer ci foiru Tivaouane bi incha allahu rabbi donc loolu laa ni naa ko tëjee en tout cas daal di leen sant di leen gërëm vraiment kontaan nañ lool ci ñëw bi ngeen ñëw fii seet suñu vraiment. Mesdames et messieurs, comme niñ leen ko waxee woon seen émission ndaanaan bi à la rencontre de tous les ndaanaan du Sénégal tey nag ndaanaan bi ñu seet si woon wax naa leen ko il est très jeune par son âge mais il est grand par son travail l'homme qui a marqué d'une encre indélébile l'histoire de l'élevage du Sénégal mais surtout l'élevage laadum donc Khadim Fall le président du REDPEL de Tivaouane moom la ñu amoon mbégte daje ak moom defe naa ne waxtaan wi yaatu woon na waxtaan wi neexoon na mais maa ngi leen di jox rek rendez-vous très bientôt ci beneen champion wala beneen ndaanaan ak yeneen i ndaanaan ak yeneen i champion que vive l'élevage du Sénégal merci ciao. jërëjëf mbokki téléspectateurs yi kon ni ñu leen ko waxee woon rek maa ngi ci diggante nag ñaari président yi président Assane Ndiaye mi yore woon li nga xamante ne mooy REDPEL bu Tivaouane pendant 9 ans def ci liggéey bu rafet bu mucc ayib daal di koy jël nag lenge bi daal di koy jox ki nga xamante ne mooy le président Khadim Fall mu nekk nag vraiment mbir mu am solo mbir boo xamante ni c'est un exemple à suivre ndax tey defe naa ne fii la élevage toll bokk ndey bokk baay bokk yéene bokk jëmuwaay kenn ku ci nekk jox sa morom loxo la main dans la main pour que élevage ca gox boobu nga xamante ne fa la ñu nekk mën a dox jëm ca kanam président Assane Ndiaye nga bàyyi la rek nga nuyoo tey moom visite bi mënul woon ñàkk ndax ginnaaw bi nga xamante ne seet si nañu président Khadim Fall daf ñu ne du ñu génn Tivaouane te ñëwuñu ziar si la mu doon nag loo xamante ne man wax dëgg yàlla lu ma neex la kon président kàddu gaango. salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum coach maa ngi lay nuyuwaat bu baax di la ziar di nuyu Alioune Mbaye président Khadim ñi ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu waa REDPEL yëpp di nuyu tamit membre bureau REDPEL bi yëpp ndax mën naa ni jotaay bi teewe nañ ko donc di leen gërëm di leen sant ci seen déplacement bi ngeen def ñëw fii bon président Khadim moo baax rek parce que tey jii bu ko neexoon mën nañu ni mën ngeen fee jaar def benn tour bon génn su ma ko waxee itam aussi dama koy rafetlu mais acte bi ngeen def nii ba ñëw fi aussi tamit rënd ci man trop te aussi tamit du ma jaaxal ci moom ndax mën naa ni ci loolu la ñu xamante ci loolu la ñu ci lu rafet la ñu xamante ci lu rafet la ñuy jëflante aussi donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu aussi tamit teew bi ngeen teew fi ci bergerie Moulay Dabakh ndax mën naa ni mbégte bu rëy daal lañ ci am ndax lii mbetteel la ci man maa ngi leen koy wax léegi Pa Malick naan ko mën ngeen ma wax ni ma yéen a ngi fii ñëw waaw mais nag da ngeen di ñëw ba fii ma ñëw fekk leen ci biir kër gi donc mu nekk mbetteel mu nekk mbetteelu mbégte aussi donc di leen gërëm di leen sant bu baax a baax di ñaanal aussi tamit président Khadim yan bi oyof ci moom te it mën nañ ni def nañu 9 ans mais ñoom 3 ans mi lañ koy ñaanal mu romb suñu 9 ans yi waaw te it lu nekk suñu xol la ñu koy jëfee di ko waxe aussi tamit di xool tamit li nga xamante ni mooy njëriñu élevage yu Tivaouane ñu ànd ci ak moom di ko liggéey ndax tey lépp lu mu bëgg a def dana ci waxtaan ak man donc ñuy gërëm di santaat bu baax rek di rafetlu seen jotaay seen taxawaay fii ci biir Tivaouane vraiment sama xol dafa set daal wax dëgg yàlla sama xol dafa set trop président kontaan naa trop waaye ko ci kenn du yow aussi kenn du yow ndax taxawaay yi nga def nii dafa am solo donc di wër di dox di nemmeeku élevage di dox ci élevage di wax ci élevage mu nekk njariñu élevage li ngay dox lépp njariñu élevage kese la donc di ñaan yàlla rek yàlla wëral say cër sàmm la taxawu la defal ko Alioune ñu ngi lay nuyu yow bu baax di la jaajëfal waaw koo xamante ni aussi tamit toujours suñ ko gisee même Alioune bi la ñuy gis bon donc ne bëgg élevage di wax ci élevage aussi tamit di ci dox tamit lu am solo donc vraiment daal di kontaan bu baax a baax seen teewaay fii président sunu xol sedd na quoi franchement mën naa ni sama xol dafa fees parce que su ma bëggee wax dama naan mënuma wax ndax sa xol bu tooy daal waaw wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di rafetlu seen teewaay fii ci biir Tivaouane
waaw di rafetlu seen teewaay ci biir Tivaouane di leen ñaanal yàlla aussi li nga xamante ni yéen a ngi koy sumb mu nekk liggéey boo xamante ni moom ngeen bëgg a taxawee pour liggéey ko yàlla nañu suñu borom bi jàppale ba li ngeen def ci lu sut seen jot ci barke Yonent bi mais ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax. balaa may jox kàddu gi président mais président tegguwoo sa loxo benn yoon ndax gis naa ne que du jour au lendemain saa yu ma ñëwee damay gis nga yokk cere dolli ñeex gis naa ci kaw toj na ci suuf tamit kazaalika na ko noonu présenté mu tuuti ci suuf nag comme champion bi présenté ne ci kaw. waaw coach ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la ziar di jaajëfal fii ci suuf moom mën nañu ne dara amu fi ak kër gi sax la ñuy wax dara amu fi donc xanaa dañuy jéem rek. waaw dañuy jéem rek donc fii ci suuf maal yi fi li fi nekk mooy maal bi jeune maal bale di futur jàppot waaw nekk sëtu jàppot yaay ji mooy doomu jàppot benn doom booy Galoya moom la ñuy jël jox ko jàppot mu jur yaayam donc ñu jël femelle bi jox ko Rachid nekk doomu sénateur mais yaay Rachid aussi tamit doomu magistrat la donc moom wax dëgg yàlla fa la bokk sénateur aussi nekk doomu joni aussi nekk doomu booy lebu nekk doomu algor wax dëgg yàlla mu nekk xar boo xamante ni aussi am nañ ci yaakaar trop waaw xar bu am yaakaar la ndax li ñuy séntu ci xar ci wàllu rëy yëpp wax dëgg yàlla gis nañ ko ci moom ci esthétique ci rëy yëpp gis nañ ko ci moom donc mu nekk loo xamante ni jàpp nañ ni mën na bokk ci li nga xamante ni mën na yokk am lu mu yokk ci bergerie bi waaw moo tax donc ñu dugal ko kii aussi tamit doomu docteur la doomu astafurlah doomu Everest la Everest doomu Jaksaaw la mais yaayu Everest aussi papa Everest aussi papa Everest Jaksaaw la donc mais moom yaayam doomu docteur la waaw moom yaayam doomu docteur la famille bi añel bi aussi tamit kii tamit doomu Boursine la Boursine nekk doomu Samba Lobé bon yaayu doomu Boursine aussi tamit nekk doomu Cheikh Anta nekk doomu Ado quoi waaw mais moom tamit wax dëgg yàlla benn doomu sañ-sañ la ñu jël jox ko ki nga xamante ni moom mooy Boursine donc mu jur kii quoi waaw maal bi moom mooy New King waaw maal bi mooy New King aussi waaw foiru seb bi waaw moo nekkoon vice champion jël 3e ci 19 mois actuellement nii moom mi ngi ci le 2 bii di ñëw nii lay am 27 mois waaw ci lay am 2 ans 3 mois donc moom tam aussi moo jur añal yi nga xamante ni ñoo nekk noonu ci kaw waaw mu nekk tam aussi wax dëgg yàlla maal bu yaakaar waaw parce que doomu design la mais yaayam aussi tamit yaayam du moom doomu design mais yaay ji doomu docteur la waaw muy ndey tuuti mooy yaayam mais nag design aussi mi nekk doomu galactique mais yaay design aussi nekk doomu Sibéeru waaw mu nekk tam aussi maal boo xamante ni wax dëgg yàlla nekk na maal bu am yaakaar daal ndax li mu am aussi ci ay mensuration mi ngi koy def ci ay doomam wax dëgg yàlla mi ngi def daal ay produits yu mucc ayib naan li ñu ëppal solo daal mooy production bi muy def te production am aussi tamit satisfaire nañu quoi franchement waaw kon dañuy jox kàddu rek président tey visite bi ñu jeexalee ko ci kër président Assane Ndiaye mu doonoon loola ñor lool nag waaw jërëjëf coach waaw comme niñ koy waxee rek ñun Tivaouane nii la ñuy doxee président Assane dafa nekk symbole ci élevage yu Tivaouane même bu dul sax le fait que mu nekk président Reptel Assane dafa yàgg nekk ambassadeur u élevage yu Tivaouane fépp ci Sénégal donc foire bu daan am Sénégal donc da nga ko fay dem da nga koy gis mu dem exposé tey bu ñu xamee élevage yu Tivaouane c'est grâce à lui yàlla dogal aussi association bi fi njëkk a nekk ku ne xam na ni gox yi ak goxaat yi dëkk bu mel ni Tivaouane taxawal fi association mu dund jafe na donc moom mu bokk ci ñi nga xam ne dañu porter combat bi fexe ba dëkk bi am association parce que ci li ma dégg xëy na nag fekkewu ma ko daan nañu jéem mais association bu ñu mës a taxawal daawul dem moom ak ñi nga xam ni tey ñoo initié Reptel donc taxawal ko ñu jiital ko ci bopp bi mu nekk ci pendant 9 ans ñu liggéey ci liggéey bu am solo. avec l'appui de docteur Diallo
loolu tam fàttewuma ko. voilà effectivement parce que il paraît que sax turu Reptel bi muy le regroupement des éleveurs de Tivaouane pour la promotion de l'élevage laadum voilà docteur Diallo ci moom la jógee tur bi voilà ak yeneen nit ñoo xam ne xëy na bu ma leen limee juum voilà ñoom ñëpp ñu liggéey ci liggéey bu am solo tey ba Reptel toll fi mu toll voilà président Assane liggéey ci liggéey bu am solo pendant 9 ans def ci 4 éditions foire donc foire yu mucc ayib donc loolu du ñu tàyyi di ko wax voilà donc moo waral toujours dañ koy jox wàccuwaayam voilà donc tey mënu leen woon a ñëw lu temps bi xat lu mu guddi voilà bu ñu bàyyee fépp il faut ñu jaar ci moom voilà il faut ñu jaar ci moom ziar ko jox ko wàccuwaayam donc loolu moo doon tànk yi. jërëjëf mbokki téléspectateurs yi defe naa ne rek dañuy jeexale rek fa ñu tàmbalee woon daal di jox nag sëñ bi sëñ Mansour mu ñëw defal ñu ñaan ñu daal di tëj daal di joxante rendez-vous ak très bientôt incha allahu rabbi sëñ Mansour bisimilah ñu def ñaan. yi nga xamante ne moom la sumb yàlla na ko ci yàlla defal ndam kon nag sëñ bi kàddu gaa ngi noonu si. waaw ko ci jërëjëf li ma waxoon sànq suba rek balaa ñuy ñaan tey yàlla def na mu ngi ni toog te buñ koy wax peut-être nekk fa woon ma ne tey dañuy sant président Assane suñuy wax si Reptel fu ma siy waxee dama koy jiital ndax su ma si duggee tey yàlla ak moom waaw dafa ñëw sama kër guddi xool xarit ba pare na ma sëñ bi nag suñu sañoon gis njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick si biir Reptel parce que bu ñuy taxawaa Reptel wax sëñ Abdou fu mu si aw ak ñoom ñoom leen taxawoo ne ma gis leen si ñun dañuy yokk courage dañuy yokk doole jour boobu laa ne ko adhésion yi ñaata la genre ñoom birima yi ñooñu dañ naan day xaw a cher ma yëkkati jox ko ne ko incha allah dama siy bokk te lépp lu si waaj aussi du ma yem rek si nekk membre mais damay fas yéene nekk membre du bureau di doxal yàlla def nag président Khadim magistrat am si laa bokk ñu fas yéene doxal ñaan yàlla bépp attente bu président Assane am ba yaakaar ko wóolu ko suggéré ko association bi yàlla bu yaakaar yu tas si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii daal mooy Tivaouane te su ma sañoon tamit bépp structure associative bu nekk Sénégal ñu roy si waa Tivaouane néew na nga gis ñaari président yu mën a ànd waxuma la ku toog nag ba si yàgg rocceeku ne diw ñëwoon nga remplacé ma waaw cër dong moo ko mën a maye kon nag président Assane yal na yàlla taxaw la fay la sa xol bu rafet kii moom duñu wax si moom dañ koy bàyyi ak yàlla rek naa dañuy musulu seytaane a'uuzu billaahi mina seytaani rajiim jàng faatihatul kitaab benn yoon jàng ayatul kursi jàng lixlaas téyegu salaatul fatiha jaamoo ko yàlla si nu ñu toll ñaan ko mu nangu ko si nu mu toll ful ko ba mu bari lool joxoon ñu ko àddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaa'ihi mu joxoon ñu ko àddee suñu mag ñu baax ñëpp ñaan yàlla mu dëgg si kenn ku ne lu nekk si xolam moo ko xam yàlla na ko yàlla defal ginnaaw bu ñu jéggalee nag bépp bàkkaar bi nga xamante ne tooñ nañ ko si dara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillah اللهم يا ستار العيوب ويا غفار الذنوب ويا منقلب القلوب ويا كاشف الكروب استر عيوبنا واغفر ذنوبنا واصلح قلوبنا واكشف كروبنا وهمومنا وغمومنا وارزقنا حسن خاتم يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فتن الهيا اللهم فتن ربانيا اللهم فتن قريبا من يوم الى غد ومن غد الى ابد فتحنا الله علينا وعليك فتح علينا بالله فتحنا الله علينا وعليك فتح علينا بالله فتحنا الله علينا وعليك فتح علينا بالله اللهم انك تعلم حاجاتنا ولا خداء حاجه عليك يسيرة فامن علينا بخدائها يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين ويا اسر الحسن الارحم الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام 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 في الدنيا والسلام في الاخره والسلام في الظاهر والسلام في الباطن والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين jërëjëf